Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg bëccëg geek li nga xamante ne ji kon nemmeeku nañu ko démb ne jëye mu am ca Beyrouth ca Liban di port bu fa explosé bay bakkan rot ca loolee nag tax kenn ku nekk war a xoolaat sa bopp ñu it ñu jaare ca xool fii ci Sénégal portum Ndakaaru bi fi tey ndax matuwaay ya ca war jël nañu ko ngir jëye ju ni mel mare détaillé ñu bañ ko fee dund ak it buñ ko def nees koy doxalee nañu ko ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu protection civile Amadou Kanar Diop lay wuyoo xam la ne port Ndakaaru matuwaay yeey war mu di plan d'urgence ñoo nga ca ngir jëf ju ni mel su amee ñu seet kon nu ñu ko mën a lijjantee ba du jur benn jafe-jafe waaye it mi ngi sàkku ci ñu gën a redoubler vigilance maanaam gën a foogu tey fàggu ñu déglu ko moom Amadou Kanar Diop ci jokkoom ak Alaaji Njoogu Jën. lii xew Beyrouth mën naa tax ñu gën a jël suñu matuwaay comme ni ko port Dakar jëloon ko parce que amoon nañ ay plan d'urgence ñu ngi doon ci benn plan d'urgence et booba ba léegi nag ñu ngi gérer problème bi ba dara débordé wul li gën a mën a li gën a war a yokk nag mooy gën a farlu gën di seetlu gën a limiter li nga xam ne pour quantité maanaam liñ fa war a dajale bu weesu quantité bi mën a attan te ñu koy saytu waxtu wu nekk ba di xool température yi di xool ventilation yi ba nga xam ne lépp lu ci mënta am daañu ko mën a jël ca njalbeen ga ba lu mel nii ni xew Beyrouth mën na fee bañ fee am li xew port Beyrouth nag mën naa am tat port Dakar mën naa amit yeneen industrie yoo xam ni ammoniac ak soufre rek yeneen produits dangereux ñu ngi koy dajal mais li ci war a mën a seetlu mooy jël matuwaay yëpp di ko surveiller en permanence di ko xool waxtu bu nekk di jël ay repères ba mën a lii xew Beyrouth di mën ko bañ a vivre Sénégal ñoom ñu ngi woon ci plan d'urgence xaw ma nag àggale nam déet mais dafa commencé woon nañ plan d'urgence ñu ngi woon ci biir alors je crois que buñ ko amee nag di ko testé parce que boo amee plan yi te doo ko testé amul njëriñ di ko testé di ko rectifier di ko saytu am ñu koy xool mën nañoo mucc ci li xew Beyrouth. loolee xew Beyrouth mu di ñaari explosion yu fa am bari ay bakkan yooyu des na ca doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo jóge Liban googee nekk fii ak ñi cosaanoo kon fi nga xamante ne moo di Liban tey dund ci mim réew ñi ngi koy naqarloo di ko tiislu te it yaakaar ne daal am nañ yaakaar ci ne li ko sooke des na ko xam ñi ko def buy daan waree ci ñoom ñu teg leen ko. Barthélémy Ngom reportage. dafa doon doxul ci mbedd bi rek butéel bu toj ñëw dugg ci biiram dem laal pancréas dañ ko opéré en urgence ba pare jëkkëram weer ñëw dugg seen bët mu ñàkk benn bët. seede la buy firndeel naqar geek méttit gi ci doomu Liban yi dund fii ci Sénégal daanaka kàddu gi benn la ci ñoom ñëppay ñaawlu explosion ya ca Beyrouth. métti na lool vraiment métti na lool parce que vraiment c'est une grande perte bu mag la ci ñun mais incha allah yàlla mu ëpp doole. yëf yi métti na lool. ci seen i gët li jaadu ci jamono ji mooy ñu situer responsabilité yi fexe xam kana def lan ci mbir mi ci loolu sax la ñu daal di rafetlu réaction yi bàyyeekoo fu nekk ci àdduna. il faut mu am ñu gis kan moo def ak kan moo deful ba pare il faut mu am changement mais lii métti na ci man métti na ci sama mbokk sénégalais métti na ci monde bi yëpp lii bu dalee kenn rek nga xam ne lii musiba la lii ku mel ni bombe atomique boo xam ne kenn xamul fu mu jógee ci ay négligence rek non métti na wax dëgg yàlla métti na. sori nañu Liban ñoom ñi nekk fii ci Dakar waaye ak réseaux sociaux yi daanaka dara umpu leen fa loolu nag tekki ne naqar gi dañ ko bokk ak ña des ca Beyrouth dem sax ba ne Liban dafa mel ni yàlla daf ko nattu benn coono bi ñuy dund ndax mbas mi ñaar lii ñëw dolleeku si. ce qui vient de se passer c'est inadmissible. explosion ya ca port bu Beyrouth jéye bu métti la ñu def ñu bëri faatu nañ ca am ñu ca jëlee ay gaañu ña ca des ñàkk seeni kër autorité ya nag xayma nañ dégâts yi ci $7 milliards ci ay dollars. métti na suma cousine moo xam ne moom këram soriwul ay 3 kilomètres ñàkk na këram yëpp. Barthélémy Ngom mu di tiis wow doomi Sénégal yi fekk baax Liban doomi kon libanais yi nga xam ne ñi ngi dund fii ci mim réew ñi ngi koy tiisoo la xew foofee ca Beyrouth ak ñaari explosion yooyu am na fa bay bakkan yu bari rot ca def na fukki at ak juróom ci pàttali bés ni tey la woon juróomi fan ci weeru août ba ñu dogee contrat ama Sénégal ak état bu Sénégal ña doon liggéey ci kër googe boobu ba léegi di daw ci ndàmpaay lu ñu leen war a jox fukki at ak juróom ñu nekk ca ndàmpaay li ñu ngi ko xayma ci $2 milliards ci suñuy koppar yoo nekk ci di ko lijjanti lan la cay dogal délibéré bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ca la ñu koy xam Alaaji Njoogu Jën. fukki at ak juróom yàgg na teewul nag liggéeykat ama Sénégal yi woon ñu ngi wéyal xeex bi ci seen wàllu nekkin ak ci wàllum yoon ñi ngi xaar jamono ji dogal
bi yoon war a joxe ci seenu mbir maître Massokhna Kane kenn la ci seeni avocat. tribunal du travail mettre na ko en délibéré nee na dina rendre décision normalement le 28 août 2020 bi état du Sénégal am na ay at ci ginnaaw nangu woon na pour fay au moins 3 milliards donc ba commencé ci joxe ay acompte mujj gi ñu dellu gannaaw daal ni ñoom amewuñu dara employé il y a presque 200 000 employés donc loolu tax ñu yóbbu leen tribunal mais cette fois-ci état du Sénégal lañu yóbbu tribunal ak ama international te liñ leen di laaj ëpp na 15 milliards. lu soxal seen wàllu nekkin ñoom ñooñ doon liggéeyee ci kër gi yoroon mbalit mi ñi ngi ci guuta di xaar ba léegi seen i ndàmpaay ya Madani Si jiite syndicat bi ëmb ñi liggéey ci mbalit mi bokk na ca ñi daan liggéeyee ci ama Sénégal. am na suñu yeneen collègues yi nga xam ne tey ñii génn nañ àdduna yal na leen yàlla yërëm ñii seen i kër tas nañu ñii seen i njaboot jàngatuñu école ñii tey ils sont devenus des mendiants tey dañuy yelwaan ci mbedd mi te état dafa diggee woon mettre en place benn comité paritaire jamono yooyu Boun Abdallah Dionne moo doon premier ministre jël comité paritaire bi dénk ko Abdoulaye Diouf Sarr bi muy nekk ministre des collectivités locales benn yoon la comité bi réunir mais ba fi may wax ak yow sur les 3 milliards 100 millions yi état du Sénégal amee ñu ngi ñu jox 3 avenants de 130 millions lañ joxee tey boo xoolee ay 59 000 francs lañ fay nit ñi. ñoom ñoo ñu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer liggéeykat ama Sénégal yi woon di ñaan njiitu réew mi mu fexee seen jafe-jafe saafara ci ni mu gën a gaawee su ko defee dootuñu soxla di xiifal ak amal ak doxu ñaxtu ngi sàkk ñu fay leen koppar yi leen ameel gannaaw bi nguur gi dogee contrat bi doxoon diggante mag ama Sénégal ci bésu juróomi fan ci weer août atum 2005. njiital SOS consommateur di maître Massokhna Kane mi ngi wéy di ñaawloo ko jéebaane taxawaay bi école privée yi Sénégal taxawee jamono ji nga xam ne élèves yi dañoo war def examen ñu ubbi leen école yi nee nañu ñenn ca ñoom école privée yi dañu ne parents d'élèves bopp fayoo weer yi nga xam ne sa doom toog na ko jàngiwul du ñu bàyyi sa doom muy def examen mu di loolu maître Massokhna Kane mi ngi koy ñaawlu ñu teewlu ko ci jokkam ak Alaaji Njóogu Jën. école privée yëpp ñoo koy def. waaw mooy xam école yu mag yi la wala école yu ndaw yi te loolu dafa jaadu loolu gàcce la ñuy chantage élèves yi am na sax ñoo xam ne ñi nekk classe d'examen dañ leen wax ni bu ñu fayul non seulement duñ leen jox seeni convocation alors que convocation yi dafa jaar rek ci ñoom convocation bi état bi moo koy joxe ñu ne leen ko fayul duñ la jox sa convocation wala doo def examen loolu dafa ñaaw ba fu ñaaw mun a yem parce que bu ñu tëjee école yi état bi moo ko tëj parents d'élèves yi amuñu ci benn responsabilité te cours yi amul am na ci quelques écoles yoo xam ni def nañ quelques cours en ligne mais loolu du dara par rapport à li ñu diggee woon nit ñi di tax nit ñi di fay donc bu fekkee cas de force majeure dafa am état bi tëj lu école yi état bi dig leen ni leen dina leen jox ay compensation mais état bi lim leen jox même bu fekkee ñoom xeeb nañ ko quand même état bi jox na leen xaalis lu tax ñuy dellu ci ginnaaw di laaj parents d'élèves bi ñuy fay ay mois yoo xam ni ñoom wóor na leen wóor yàlla ni kenn ameelu leen ko mais juba di moo tax ak bëgg xaalis te ñoom waroon nañ xam ne am na ay weer yoo xam ni bu Covid bi nekkul fii ñoom dañ doon def ay bénéfice loolu dañ ko war a sóoraale donc bu amee weer yoo xam dafa metti parce que Covid bi nekk na fii état bi di leen jox ay ndimbal di leen jox ay compensation même bu doyul waruñu wëlbatiku di chantage parents d'élèves yi ñun dañu wax parents d'élèves yi nañu regrouper même bu fekkee fay nañu regrouper au niveau des associations de consommateurs en tout cas ñun SOS consommateurs ubbil nañu suñu bunt ñu ñëw ñu regrouper ñu réclamer leen ñu rembourser paiement indu yooyu xam ne forcé nañu nit ñi ba ñu fay leen ko. ci njàng meeg njàngale mi baccalauréat 2020 anticipé philo yi ci semaine bii di ñëw ci la ñu ko def maanaam àllarba ji di ñëw fukki fan ak ñaar kon ci weeru août fële ci lycée bu Pikine seetlu gu moo di ndongo yee ko war a wuti boobee li jaasa ñoo ngi ci waajtaay wu mat sëkk mbiri concentration yu ni mel la cay ñu rek mooy ñetti weer yi nga xam ne toog nañu ko jàngiwuñu li ko indi moo di coronavirus beek ni mu dakkale woon njàng mi waaye du tee ña ngay def seen kéemtalaay kattan ngir seet nu ñu ko lijjantee reportage Ndonga Ka. je suis prête moom je suis prête incha allah. réeju gàtt juy dalal xelam moom candidat bi war a def bac nag te war a sóobu ci anticiper philosophie yi ndeki àllarba gi nu dëgmal Jaminatu Jaañ ni fi mu toll nii nag daal dinay wóolu boppam. oui je suis prête ça va venir incha allah. yàlla baax na daal boo gëmee rek da nga ciy génn incha allah. moom élève bu jigéen bi niki ay moromam yu nekkee ci terminal ci lycée bu Pikine nekk nag di réviser boobaak léegi waaye terewul Jaminatu ni philosophie nag bokk na ci li nga xamante ni moom la candidat yi daal di gën a ragal. parce que dafa nekk loo xam
xam te ne day dépendre ci yow élèves yi say capacité ak say pensée soo nekkee koo xam te ne yow da nga perturbé wala doo kii rek day métti ci yow parfois day yóbbu suñu fit yi. ren ji examen bac bi nag di am ci jamono joo xamante ni réew mi dafa nekk ci mbas crise sanitaire bi taxoon nag ba nu amal ay coppite ci wàllu calendrier scolaire bi élèves yi toog daanaka lu yemook ñeent ci ay weer demuñu lekkool lu nu mel ba ñu dooraatee njàng mi ak léegi daal di am ay njeexital ci heure yi nga xamante ni moom la ñu jagleel lenn ci ay cours. heure philo yi dañ ko daan am ci semaine bi 8 heures de temps mais semaine bi léegi dañ koy def 4 heures de temps mais soo amee prof yoo xamante ne mën nañ la jàppale rek da nga ciy génn depuis ba ñu reprendre ba léegi cours yi dañ koy précipité mais temps moo amul moo tax. madame Gassama mooy proviseur lycée bu Pikine. toog nañ ñetti weer waaye comme ñoom ay élèves bu terminal lañu xam nañ li leen di xaar donc tooguñu rek ñoom croiser les bras ñu ngi fi woon am seeni groupe classroom yu ñu créé ak prof yi donc ñu ngi doon déggoo di jàng ñu leen ci yónnee ay sujet ay exercices ñu di ko def. leneen tamit muy synthèse de philosophie yi nga xamante ni bëri woon na ci ay candidat yu ko daan kar ngir mën a dabu ren jii nag muy mel ni ba fi mu toll bokkagul ci programme bi Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndonga ngeen di déglu xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média 13h13. ak RFM kumpa jeex na. jàngoro yi coronavirus gi ak ña nga xamante ne ji kon daan nañ ci liggéey seen bamba di ci maase lu ci mel ne ñi doon jaay masque yi ak gel goge ñuy taaxoo ci loxo yi seetlu nañu ne bu jàngoro ji soog a ñëw daan nañ ca liggéey di ci amas tuut waaye fan yi yëfee dafa wàññeeku liggéey ba doxatul noone ana lu ko sabab tontu li ci reportage Nafissatou Silla. ñu seetlu ne nag gën naa neew ñi di dugg ci pharmacie yi di jënd lii di masque wala sax gel hydroalcoolique seetlu bi nag mu ngi fi Abdoulaye Bodian di jaay ci pharmacie di ñu koy firndeel Abdoulaye Bodian jàpp ni laata rek nit ñi jënd masque faw rek mu yitteel leen loolu. waa njaayum gel bi wàññeeku na par rapport début Covid bi waa masque yi aussi masque yi moom moo tane gel bi ndax moom ngi dem rythme moom quoi malgré que wàññeeku na tuuti rek coût bi la gars yi di wax parfois par rapport aux autres comme ni ma la ko waxee gars yi respecté wuñu ko noonu bu baax bu ñu ko jëlee rek c'est parce que ñu ngi dem fenn foo xam ni dañ nga fay exiger. Assane Ndiaye di informaticien seetlu li ni mel moom sax jàpp na ni que nit ñi ñi jëndatul gel sax tax ñu daal di gën a wàññi prix bi. gis nga bouteille gel bi léegi tamit loolu lañ doon wax léegi xam naa bu tombé à pic parce que maa ngi ko naan bouteille gel bi maa ngi ko jënd démb 1600 alors que 3500 lañ ma ko doon jaay en pharmacie mais bouteille bi maa ngi ko jënd démb pharmacie Clémence maa ngi ko jëndee par exemple bu HLM baal leen ma su dee publicité la mais maa ngi ko jëndee 1600 francs alors que 3500 la doon jar ce qui veut dire que jaratul nit ñi jëndatuñ ko. Mami Gueye di ñu wax ni bu dee moom rek gel du gaaw a jar ndax moom li ko gën a la mooy jëfandikoo saabu ak eau de Javel. même gel yi su ma ko utiliser man du ma si nekk à l'aise daal man raxasu ak savon eau de Javel mu set bu ma génnee daal kër gu ma mënti dugg damay ne bu ma nuyoo dugg damay ne nañ ma abal savon ak eau de Javel ma raxasu mu set moo ma gënal. ñu seetlu ne nag coronavirus mi ngi wéy di def ay loraange ba ni si relâchement bi nag nemmeeku nañu ko ci askan wi waaye am nañu jàpp ni bàyyeeku tamit am na ci wàllum sensibilisation bi la. des ba léegi ci wàllu wér ak wérle waxtaanee rapport bi conseil national de lutte contre le sida di def at mu nekk lañ ca nimiku mooy bari nay jéego yuñ ca def waaye nag am na leneen it loolu war nañ caa gën a doolee góorgóorlu ci mel ne fexe ba domestiquer financement bi waaye it lu aju ci koppar ak koom ñu ci def ak doole ji ñu fexe nuñ ko gën a yembalee Awa Mbay ciy leeral. ci wàllum xeex jàngoro sida fii ci Sénégal téeméer boo jël ci ay koppar juróom-ñaar fukk ya ma nga jóge ca bitim réew te sax kii gën a joxe mooy Fonds mondial bu ñu sukkandikoo kon ci rapport bi nga xamante ne kër gi xeex jàngoro sida fii ci Sénégal moo ko fësal di CNLS conseil national de lutte contre le sida. ci atum 2019 kon bu ñuy xayma gouvernement bu Sénégal lu mu joxe téeméer boo jël participé na ci lu toll ci 20% ci budget boo xamante ne mi ngi toll ci fukki milliards ak ñett yu teg ñeenti téeméeri millions. fexe nag ba koppar bi ñuy def ci xeex jàngoro sida sax loolee nag doon na loo xamante ne bëgg-bëgg bu mag la bu CNLS mi nga xamante ne dafa gis ne tey jii réew mi ci boppam moo war a génnee koppar bu ëpp dugal ko ci xeex bi te loolee nguur gi la collectivité territoriale yi ak ñi bokk ci secteur privé rapport bi nag di fësal ne bokk na ci bëgg-bëggam yu gën a mag te mu koy xaar yooyee koppar lu ci gën a takku di jóge ci Sénégal ngir ñu mën a
sax ci seen résultat yi nga xamante ne ñu bëri gis nañ ne yu dal xel la ba noppi nag jaamaarloo ak li nga xamante ne jafe-jafe bu rëy la mooy ndaw ñi am fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ak ñeent léegi dañoo seetlu ne feebar bi ñoom lay gën a laal. Professeur Moustapha Sourang dañ nañu ko jébal boromam ci Touba fa la ñu ko fas yéenee denc tey jii la ñu doon nangu néew bi mi rob bi amee woon ci hôpital principal bu Ndakaaru mbooleem ña fa teewoon doon ko gunge kàddu seede gi benn la ay jikkoom yu rafet bokk na ci la fa gënoon a fës Amadou Sabar Ba. dafa mel ni université bu ndakaaru yëpp màbb ñëw ci morgue bu hôpital principal bu ndakaaru daanaka ñëpp ñi yëngu ci wàllum njàng ñëw nañ ngir amal ay seede jëmale ko ci ki nga xam ne mooy professeur Moustapha Sourang ba tax rek professeur Madieye Kassé di wax ne monde universitaire moo ñàkk ku màgg. wane ne lu bëree bëri ci jëfinam ak doxalinam bi nga ko joxe ay responsabilité daf ko matal sëkk nit la koo xam ne kii ku neex a waxal la ku oyof koo xam ne kii lu mu la wax dana ko def. fukk ak juróomi at muy ànd ak ki nga xam ne mooy professeur Sourang directeur cabinet jàpp ci moom ab référence nekk tamit royukaay Joseph Pierre Ndiaye. doo gis kenn ku wax lu ñaaw ci Moustapha Sourang ku baax la woon ku laabir la woon mun déglu nit bëggul dara lu naqari nit suma wàllu bopp loolu laay retenir ci moom daal te kenn tam ku bëggoon liggéeyam. professeur Moustapha Sourang nekkoon na nit ku disponible bokk ci ministère de l'éducation nationale yi gën fii ci Sénégal loolee mooy seede yu Anta Ndiaye Diop nekk inspectrice de l'éducation à la retraite teg ci bokkoon ak classe ki nga xam ne mooy professeur Moustapha Sourang ci 6e ba ca lycée. li ñu boole dafa bari dañoo bokk classe maak moom 6e ba première Thiès ñu wëlbatiku mu di sama ministre jege ma trop di ko baax di ko ëmb nekk taalibe ki suñu kanam ba ñun ñu nekk taalibe ñun ci suñu bopp damay ñaan yàlla rek yàlla na suuf sedd ci kawam. nekkoon murit sadix professeur Moustapha Sourang ñu koy denc ca Touba dëkkub Cheikhul Khadim. Amadou Sabar Ba keneen kooki tey jii xëy nañu ko rob moo di foofee ci hôpital principal la ñu ko robe moo di Alioune Badara Niang newoon ni jamono président conseil d'administration bu groupe AMSA assurance doonoon it kooku ràññeewoon nañu ko lool ci géopolitique bi naka noonu it ab àndandoom diggam ak Abdoulaye Wade ak ñi ñu doon àndal ci robet bari nay témoignage yooyu jugee na ci ñu ko xam lool jëm ci ndem si yàlla Alioune Badara Niang ñu teewlu lenn ci kàddu yi seede. Mamadou Ndiaye laa tudd maa ngi nekkoon AGS mooy léegi AMSA assurance. na nga jàpp ci moom. te Alioune Badara Niang moo doon président conseil d'administration bi. ma liggéey ay at ak moom yàgguñu trop nag mais jotoon naa ko quand même miin apprécier liggéey bi mu fa indi. Cheikh Loum Pouy je suis de Bargny et puis loolu dafay wax lu bari parce que Alioune Badara Niang si kanamam laa juddu bokk ak ay doomam classe muy fréquenté suñu kër ba 1974 bi ñu créé seen parti boobu dugg fu ne si suñu quartier jeune mag ak ndaw ku ne nag mu lay defal teranga. li may wax si sama papa Alioune Badara Niang je ne le prenais pas comme ku ma bokkaloon parti démocratique sénégalais mais rapport yu papa Alioune Badara Niang amoon ak son papa Chérif Namina Massali ak Abdoulaye Wade ak sama papa Kamal Thiam bi nekk jëppal c'est des relations qui ne dataient pas d'aujourd'hui secret yu mu amoon doon ko partagé ak ñun nekkoon na loo xamante ne daan nañu dimbali ñu si doon jëriñu muy lan xam-xam ak expérience politique. RFM bitim réew. Diallo dalalaat Ajaratu Binta Diallo maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax soxna si bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye. président bu Guinée des ko porté plainte ña ngi ko plainte ca France lu xew. benn collectif ba nga xamante ne ma nga fekk baax ca Guinée ñoom nag ñoo dem saisir parquet financier bu France lu ñu bëgg ñu ni nañu ubbi benn enquête boo xamante ne daal dina leeral fan la président Condé jëlee alalam gi leeral yeeg Awa Mbaye. président Alpha Condé ca Guinée la transition ba jiiñ ne dafa am koppar ci am bu lewul ba noppi dugg ci ay looxóor ak i ger lëkkaloo ci nag ak société bu am doole ñu tuddee ko alliance minière responsable bi nga xamante ne doomu France bi di Romain Girbal moo ko jiite. ab plainte nag déposé nañu ko bu ñu sukkandikoo ci xibaar bu tukkee ci RFI ci ndoddi doomam ca lay dal di Mohamed Condé ñu yokk ci tamit ministre de la défense bu réew ma parquet financier bu Paris jot na plainte bi ba noppi daal di laaj ñu daal di ubbi ab l'enquête ngir ñu gën a xóotal gëstu bi jëm ci am boobu nga xamante ne njiitu réew bu Guinée Alpha Condé la ñu ko jiiñ ne lewul ñu fàttali ne kon ci atum 2015 amoon na ab enquête boo xamante ne tamit ñu ngi ko jëmale woon ci doomam jooju di Mohamed Condé ngir xam dëgg-dëgg moom itam alalam ji fa mu ko jëlee rawatina ab appartement bu bakkane ba ñu doon tudd ca Paris enquête boobu nag ba léegi noppeeguñu ci waaye lu bari ci ay njiit
di ay personnalité tudd nañ leen ci bokk na ci ancien ministre Arnaud Montebourg wala l'homme des affaires bi Xavier Niel. soxna Awa ñu dem ci réew Burkina Faso Adja Binta réew moom toppandoo l'homme des affaires. Awa nag xam nga ko dàq mu ñibbi Bawal daanaka. seen yoon la de. waaw ma nga noona kon buñ dàqoon fi ne ñooy bokk horaire ñu dem Burkina Faso réew ma ngay màggal juróom-benn fukki atam. ancienne Haute-Volta maanaam Haute-Volta la tuddoon laata muy tudd Burkina Faso tey jii nag bi ñuy am indépendance ca 5 août 1960 fekkoon ne kii ngay ti ñuy wax Maurice Yamewogo moom moo ko jiite woon ñu jëlee kon tey jii ci RFI ci ne Yamewogo moomule mi ngi bokkoon ci grand parti africain bu ñu doon wax RDA moom nag Yamewogo waxoon na ne bëgg na indépendance waaye nag bu ñu dogoog France lan moo waraloon mu ragal laaj nañ ko wala waa RFI laaj nañ ko Magloire Somé nekk professeur histoire contemporaine ci université Joseph Kizerbo bu Ouagadougou ay kàddoom Sabar Ba moo ko tekki. Maurice Yamewogo a toujours eu des. Maurice Yamewogo dafa mës a am taxawaay bu jéggi dayoo ci li nga xam ne moo soxal indépendance boo fàttalikoo rek ci octobre 1959 gëmul woon ne dinañu am lii di indépendance bi ba tax rek mu soppi woon li nga xam ne mooy taxawaayam ci mbir mi maanaam lii di indépendance bi te jamono jooju communauté bi loolu la bëggoon bu fekkee ne ci atum 1959 moom lii di indépendance bi waxu ci woon te bëggu ko woon ndax ragal te li ko waraloon boo seetee ci wàllum koom ak li nga xam ne mooy technique bari ñu woon ay boroomi xam-xam maanaam ay élite li ci ëppoon ay instituteur la maanaam jàngalekat yi ay infirmier ba waraloon rek kii di Maurice Yamewogo ragaloon ci jamono jooj bu fekkoon ne Haute-Volta mënoon naa am lii di indépendance am manes noo yaakaaroon ak ndimbal gu jóge ci France rawatina ci li nga xam ne mooy assistance technique bu fekkee ne yenn ci suñu njiit yi dañoo amoon ak njàqare ci li nga xam ne mooy amuk indépendance waaye askan wi ci ëpp ci ñoom bëggoon nañu ko rawatina ci village yi ak quartier yi ndax ñoom ñooñee dañoo jàppoon li nga xam ne mooy système colonial ab injustice lu jaarul yoon te li nga xam ne mooy boddi bi maanaam discrimination ci société bi dafa bari woon. Les Africains. Amadou Sabar Ba nee na naka ca dolli Amadou Sabar Ba kon moo doon tekki kàddu yooyu de xanaa ñu jeexalee rek Mamadou Mohamed Ndiaye ca Côte d'Ivoire ndax nag sànq dañoo jot information ñu jëlee ko ci Fraternité Matin nag benn journal la boo xam ne nguur ga moom moo ko contrôlé nekk ca Côte d'Ivoire ñu amal interview ak kii di ñuy wax Sidiki Thiemoko Touré moom mooy ministre de la communication porte-parole bu nguur ga nee na élection présidentielle yi nga xam ne jàpp nañ ko 31 octobre 2020 moom moo doon premier mandat bu président Ouattara. maanaam dese na ko beneen mandat daal. maanaam mooy premier mandat bu ñu nee premier kay faaw ñaar am. waaye man lu ma ko bëggoon a laaj mooy bu fekkente ne mooy premier mandat lu tax Ouattara tànn son dauphin politique di Gon Coulibaly mi nga xam ne moo faatu keroog. est-ce que doo ko est-ce que di ballon de sonde la. est-ce que doo ko yóbbu remis ménage Adja comme ça ñu tontoo la. wala ma yóbbu ko round politique Côte d'Ivoire. waaw yooyu yëpp ma nga ca. da nga ne fraternité sama xel dem sama journal ba nekk benn xam nga benn daam fraternité. waaw fa laa tàmbalee presse écrite. waaw yooyu yëpp jaar naa fa. moo tax dama yaakaar nag maa bëggoon a delloo Cotonou. ndeysaan Cotonou ko neex waay. RFM Sport. Aliou fàtte naa xaritu docteur Thomas Yayi Boni la Adja Binta Diallo tàggat yaram soxna Soda Thiam. ñu doore ko wàllum Ligue des champions UEFA nag daal dinay jël matukaayam yépp ngir daal di mën a wéyal li nga xamante ni moom moo di compétition waaye itam jongante yi war a tàmbali ci ndorteelu saison 2020-2021 ñu àddu jëmale ci wàllum Ligue Europa ak huitième de finale retour yi nga xamante ni dañ ko amal niki tey ji Manchester United nag moom teg na ay gëtam ci ab trophée Ligue Europa moom nag gannaaw ba mu daal di jeexalee saison première ligue am te ñetteelu place ba amal itam ñaari demi-finale lu ñeel coupe nationale yi fi mu nekk nii nag jël Ligue Europa bi ca loolee la entraîneur ba teg ay gëtam ba tax na nag ngir loolu mën a antu il faut que ñu daal di jaaraat ci kaw seen adversaire bi di LASK di ab club autrichien bi nga xamante ne ca phase aller ba ñoom ñoo ko daanoon 0 bal ci dara ba tey ci wàllum programme FC Copenhague nag dina daal di dalal Istanbul mi nga xamante ni moom moo ko daanoon 1 bal ci dara Wolfsburg itam dina dem fekk ji Shakhtar Donetsk mi nga xamante ni ca phase aller ba daanoon na ko 2 bal ci benn Getafe moom tamit dina
dina dem fekk ji kii di Inter Milan. ca Angleterre Fulham nag moom daal di nay delluwaat ca Premier League ba gannaaw ba mu fa daal di jugee saison gëla weesu woon club bu londonien boogee nag gannaaw ba mu daanee Brentford ci final playoff championship bi ci la daal di yéegee ci lii di Premier League. ca Espagne gannaaw ba nga xamante ni nag jóge woon na ci banc espagnol Barcelone ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre Pablo Machin dina fas yéene tàggataat beneen club bu Liga mu di Alaves mi nga xamante ni mi ngi jeexalee championnat am ci fukk ak juróom-benneelu place bi. club bi nag fësal na ni entraîneur boobee nga xam ne ay atam mi ngi toll ci ñeent fukk ak juróom dina tàggat équipe bu Alaves bi ci diirub benn saison. ca France tey jii nag Paris Saint-Germain dina amal ab jongante xaritoo digganteem ak Sochaux lay doon bu fekkee nag absence su Thiago Silva wala sax Marquinhos amoon nañ ci lu leer bu Neymar Icardi Kimpembe ak Di Maria nag kenn xamu ci woon lu bëri. entraîneur bi nag ci li ñu gis moom moo di dafa fas yéene noppal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di cadre mi ci jongante googule. bu ñu sukkandikoo ci benn quotidien français Florent Mollet bu Montpellier nag dafa daal di amee jàngorook coronavirus gi loolee nag di wane ni rek ni club bi jamono ji mi ngi nekk ci guddi gu bërsëtagul ci loolee sax ab laaj di sampu ci lu ñeel li ñu nar a tàmbali saison 2020-2021 bu Ligue 1 bi ne gis na ni kaay itam ma ngay bëri ca Strasbourg naka noonu ca Nantes waaye itam Lille Bordeaux ak Saint-Étienne mi nga xamante ni itam fan yële ñu génn gisoon na ni am na fa ay cas. ñu wax ci wàllum basketball ak Brooklyn Nets mi nga xamante ni ki démb nag dafa daal di bett ñi di Milwaukee Bucks mi nga xamante ni bu amoon ndam rek dafay daal di dëgëral place am ci boppu classement wu conférence est bi ndam loolu Brooklyn am nag tax na moom ba fi mu nekk nii xelam mën a dal ci lu jëm ci playoff yi waaye itam daal di éviter ab match barrage digganteem ak Washington Wizards mi nga xamante ni jamono ji mi ngi ca juróom-ñeenteelu place bi ñoom ñooñee nga xamante ni sax ñi ngi ci ab guuta ne fi mu nekk nii ci juróomi jongante yi leen dese il faut que ñu def seen kéem kattan ba daal di ciy gagné ñeent yi bu fekkee bëgg dañoo jouer barrage yi addu jëmale ci beneen équipe mu di Portland mi nga xam ne ni ki démb dafa daal di daan Houston ci noonee nag moom daal di nay jege loolu Memphis mi nga xamante ni jamono ji dafa nekk ci ay jafe-jafe ne ci ñetti jongante yi mu amalagum lépp dafa daal di ñàkk jamono ji nag ma nga ca juróom-ñetteelu place bi bu conférence ouest loolu nag moom moo tax Portland moom mën a am yaakaar bokk ci li nga xam ni moom moo di playoff yi ñu jeexale ko ak équipe Phoenix Suns mi nga xamante ni nag ba ñuy tàmbali waat NBA bi ca Orlando bokk na ci équipe yi nga xamante ni kenn amul woon yaakaar ci ñoom waaye nag dafa mel ni dañoo wëlbati carte gi ne gannaaw ba ñu daanee Washington ak Dallas ni ki démb nag dañoo daal di tegle seen ñetteelu ndam gannaaw ba ñu daanee Los Angeles Clippers. ma ngoog Soda Thiam ci leeral jëm ci wàllu tàggat yaram yegg si nañu ci conférence ñu ci ànd ak Papa Ngagne Ndiaye. conférence thème coronavirus ndax dafa am lu ñu ci nëbb ak lu ñu mën a waxi mbas mi dafay wéy di des di doon yittey ñëpp donte am na ñu ciy tendefal di ko tànqamlu waaye bu ñu demee ci Sénégal ba xalif général Kuli Tidiane jël maskam def ci kanamam ba mënuñu ko xàmmee ba ñu koy bloqué fële ca l'hôpital principal fa ñu doon nangoo néew Mansour Kama mi ñu duppee woy juróom wu tedd wa di Serigne Mansour Sy Bal Xawmi nga gis xalif général Kuli Murit di kaalaw ba ay gëtam dong ngay seen mu teg ci jukki ci jibaam lu toll ci 200 millions def ko ci xeex bi ñeel corona njiitu Moustarchidine wala Moustarchidaat di Serigne Moustapha Sy ñi naan wopp si dal na ko ay taalibeem di ko weddil ba ñu yegg ci ba ñu naan am nañu caxate yéeni kaay ba ko bind di Les Échos tojate seeni machine du ma fi nekk nag di lim turi kilifa yi mbas mi yóbbu ndax lu ne fàng kenn du ko jeex fu ñu toll di dégg Serigne Babacar Sy Mansour di sàkku ci président de la République ak ministre de la santé ñu wax askan wi dëgg gi la ñuy sàkku xeet wi xam ko te ba fii furaas ñu mën cee njorte ni am na lu ñu ñuy nëbb te nëbb gi li mu mën a jur musiba la ndax mooy ñii dañuy gëm feebar bi ñële di ko weddi te bu yàggee ñëpp ciy loru bu boobaa lu raw mbas moo naan xës ci suñu kaw téye nañu koy yóbbee yàlla nañ ci yàlla musal amiin ak ñàkkin wolof njaay ne pas-pas moo koy atte ci jamono ji ñu toll tey Covid-19 dikk wër àddina bi wërngal këpp réew mu la ci ëpp pas-pas ak dëggu moo la ciy gën ay résultats te fi ñu toll tey ci Sénégal li koy firndeel ci ne njëkk fecc taxuta mujjee géew ba ñu fi dooree paj mi ci weeru avril jàpp mai ñëpp a ngi doon bàkku ba ci njiitu réew mi ci naan sunu réew ni mu ci doxale jombe na kéemtaan la maanaam waaye fi ñu toll tey ba réewu Afrique yu bari mën a naawal seeni roplaan wutali tugal ñun mu tañu ticc li muy tekki bari na te day dellu ci li xalif général bi di sàkku te waa cadre unitaire bi ëmb syndicat waa santé bi di ko sàkku ñoom itam te moo di nañu wax askan wi dëgg fu Union européenne mise à jour rek génne ci Sénégal kon nga xam ni ñoom waa Union européenne xam nañu lu ñu xamul ñun ñi nekk fii ci réew mi Maroc Tunisie Rwanda la ñu ubbil seeni bunt sunu réew toog di xaar wax leen ñu lu tax te yàlla tax ku gis lay xew fële ca Sowétas ga ca l'hôpital principal balankaar yi di bagante ak morgue ba
bés bu yàlla sàkk ñu jàppoo jaat yi di suuli néew yi metti na te dafay gën a metti ngir yàlla bu leen xaar ba mbas mi ëpp leen loxo ngeen di ñu beesi loxo wasalaam ba beneen conférence. Balla ba jàmm Papa Ngagne ñu àndaat ak yow ci beneen conférence ci beneen ponk jamono Coro News di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna Georges Déthié Diop. ci Sénégal ñeenti nit ñàkkati nañ seeni bakkan ndax coronavirus loolee tax sax ba ñi faatu ci feebar bi toll ci 200 ak fukk ak juróom-ñett ñu yees ñu jot doomu jàngoro gi ñu ngi leen xayma ci 100 ak juróom-benn bi mbas mi duggee ci biir réew mi ba léegi nag fukki junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti nit ñoo ko am juróom-benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki nit ak juróom-ñett ñoom wër nañ jamono ji ñi nga xamante ne ñoo ne ci l'hôpital yi ñu ngi toll ci ñetti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn bésu tey kii ci àdduna gi ñi am doomu jàngoro gi ñu ngi leen xayma ci 18,540,119 buñ ca génnee nag ñi nga xamante ne ñoo wër ak ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seeni bakkan ñi ñuy faj jamono ji ñu ngi toll ci 6,704,737 États-Unis moo gën a lorule nag ci feebar gi foofu ci États-Unis ñu yees ñi am doomu jàngoro gi ñu ngi toll ci 51,185 junni ak ñaari téeméer ak juróom benn fukki nit ak juróom ñàkk ci seeni bakkan ci 24 heures yi nii Brésil mi nekk ñaareelu réew bi gën a lorule ci feebar gi foofu ci 24 heures yi weesu ñi ñàkk seeni bakkan ñu ngi toll ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci continent africain bi nag Afrique du Sud moom la mbas mi gën a laal am nañ bi mu dooree ba léegi 521,318 cas ñu yees ñi am doomu jàngoro ji ñu ngi toll ci 4,456 ñi ci ñàkk seeni bakkan ci 24 heures yu mujj yi 345 la ñu leen xayma Afrique nag amagul lu toll ci million ngi cas xayma gaa ngi tolloogum ci 978,638 nit ñi am doomu jàngoro gi 21,104 ñoo ci ñàkk seeni bakkan Algérie nekk ñaareelu réew bi nga xamante ne moo gën a lorule ci continent bi loolu teewut kilifa yi foofu jël nañ dogal ne dañuy ubbiwaat plage yeeg mosquée ya ci États-Unis gouvernement bi jël na engagement ni dana dugal milliards ci dollars ngir jàppale gëstu gi ci wàllu vaccin boobu nga xamante ne société de biotechnologie bi di Moderna mu ngi ciy liggéey te nee nañ mu ngi ci dernière phase u essai clinique am ca Chine moom fi feebar bi njëkk a feeñ ci biir àdduna gi ci weeru décembre gi ñu weesu kilifa yi nee nañ képp ki nga xamante ne bëgg ngaa ñëw ci réew ma jaarale ko ci ab roplaan foofu nga am ab test négatif bi nga xamante ne juróomi fan lay doon laata ngay jublu ni naan da ngay dem foofu ca Chine ci Europe moom ca Espagne gouvernement catalan bi jël na dogal ni day tëj cinéma yi théâtre yi discothèque yi tere yi itam ndaje yi nga xamante ne lu ëpp fukki nit dañ koy daje ak itam dem nemeeku ji nit ña ca maison de retraite ya loolu ndax li ñu njort ne ñaareelu vague bu pandémie bi mu ngi yoot réew ma surtout ca Catalogne loolee tax sax ñu def ab reconfinement ca comté bii di Derrida France addu ca mbir moomee di xalaat nag tëj ay frontière am ak Espagne. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gan gi ñu doon bañ mu yeewi bëy ma ngay bëgg a jeexal bëy coronavirus bi mi ngi def lu dara jaru ci réew mi suur soi nañu na mu doon lawee wàññeeku na slëf waaye ñi muy rey ci réew moom dañuy gën a yokk saa yu ñu xëyee 200 nit ak fukk ak benn ñoom la coronavirus bi rey ci réew mi am na yeneen ñetti nit yu faatu démb ñeent fukki doomi aadama ak benn yu nekk Sowétas lii quotidien xamal ñu ne décès yu bari yi ci réew mi ci coronavirus bi jamono ji li ko waral plateau médical bu bon ci réewum Sénégal ca la bu doon lu ñu doon sooxale ak di ko nëppal coronavirus bi feeñal na ko rëq-rëq yam ci plateau médical bu Sénégal fang la def jamono ji lii quotidien tegal ñu ci yeneen mbir yoo xam ne ñoo ngi koy sàggane te mu bokk ci luy lawal corona bi mu di bokk benn kaasu ataaye ak di tuxalante maanaam di séddoo benn mégob cigarette anki dina kay nañu mbir yi far nañu fotoño dee yeeg ni ñu takkarnaase ci réew mi ndax Covid-19 bi impasse dëgg ci la ñu toll li koy firndeel yéene kay bi nañu moo di démb rek mbas mi jëlaat na yeneen ñetti bakkan mu fekki bilan bu dis bi fi newoon directeur général bu SAMU di leeral ci xët mu njëkk anki dina kay nit ñi corona di ko toogaale seeni kër ba bu ñuy ñëw day fekk feebar bi gàññe leen loolee bokk na ci lu yokk joote ji leneen lu koy yokk Khalifa Ababacar Diagne di psychologue conseil ne ci l'observateur moo di confiance mu amatul ci diggante askan wi ak ñi gàlloo xeex coronavirus ci réew mi la Sénégal nañu waa conseil économique social ak environnemental di Aminata Touré ak waa këram li ñu gis ne saafara ngir dakkal lawuk jàngoro ji ak bàyyile ko gi ñi bàyyeeko ci xeexum coronavirus gi moo di gën a taral misir yi di forcer nit ñi ñuy masqué wu fu ñu toll ñi ciy day naagal ak di ko sàggane ñu teg leen loolee bokk na ci li ñu gis ne bu ñu ko defee mën naa wàññi coronavirus beeg ni mu mel ci réew mi réewum Gànnaar
gànnaar ak réewum Gambie Le Quotidien nee nañu jommi gu ñu jommi jamono ji ci coronavirus bi moo waral ñoo ngi sàkku ndimbal ci Sénégal La Tribune mel na ku naan ñu ndax kuy jooy mën naa nax kuy jooy ne njiit réewum Sénégal di Macky Sall moo gën a waaru ñëpp li mu nekkee jamono ji moom Macky Sall bu doon ci l'armée la ñu ne Macky Sall moo di général bu amuti soldat yi ko sëkkatal bari na coronavirus baa ngi ne ak lorangeem koom-koom gi ci Sénégal di gën di gàll góose saa yi ñu xëyee coowal suuf dikkati ne jasar ci kawam lu ci nekk mu war ko lijjanti fu ca nekk mu bay fa boppam tax mu wéet ca lool journal Sud Quotidien li mu xëy di lijjanti moo di defante bu rëy bi nar a am Dakar ci élection locale yu mars 2021 yi Sud dikk ak ñun ci ñeenti nit yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom du nangu maire bu Ndakaaru rëcc ko mu di Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba Abdou Karim Fofana ak Alioune Ndoye ku ci nekk ci ñoom ministre de la République waaye boo sañoon dégg monsieur le maire de Dakar ca Yëmbal L'Observateur nee nañu fa la gendarme yi jàppee kii ñu ne moo jiite cong ga woon ca journalisé ko Matar Gueye la tudd ay 4 heures du matin ci la ko gendarme yu section recherche bu Colobane teg loxo ci moom ca la ñu jaare ba jàpp ñeneen ñi juróom-benn lañu ñoo nga ñu téye ca yoon war a lijjanti ak ñoom ba xam ana lan moo tax ñu demoon songi journalisé ko lisé ko nañu ci kuréel gii di Moustarchidine wal Moustarchidaty ca la ñu bokk teg nañu leen loxo ci lu matul fukki waxtu ak ñaar ci la leen gendarme yu section recherche teg loxo waaye li ñu def ñoom ña ko def nee nañu réccuwuñu ci dara bu amaatoon tey jii ñu jugaat defaat la ñu defoon ne ñoom gisuñu lu ëpp Serigne Moustapha Sy ci seeni gët géttëx baag ña songi woon siège journalisé ko Libération wax nañu ci xëtamu njëkk ne section recherche teg na leen loxo suur soit tudde leen ay bandi Moustarchidine ba xamal ñu ne talaatay démb ji taroon na lool ci ñoom gendarme yi daaneel nañu leen ne ay weñ boole ceekit presse bi ci réew mi bii fa foore nañ leen bu baax lu baax la am lu bon la en tout cas préservatif di capote dox na bu baax daaw ci réew mi ubbil Vox Populi mi ngi sukkandiku ci xibaar bu mu jëlee ci rapport bu CNLS def te mu jëm ci xeex gi ñuy xeex jàngoro sida ci réew mi rapport ba wane na fukk ak juróom-ñaari millions préservatif yu teg ñeenti téeméeri junni yooyu séddale nañu ko ci réew mi daaw. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. benn waxtu du nar fegg fanweeri minute ak juróom-ñeent pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi ca la ñu toll mu di gis-gis li ñu ci waxtaane tey ji mooy matuwaay yi nga xam ne tegoon nañu ko ngir xeex coronavirus bi amuk woyofal gu ñu ci dugal seetlu gi di jàngoro ji dafay gën di am doole ci mim réew di koy firndeel di bilan beeg ñii faatu laaj bi di ndax waree suta dellu ci taralaat mesures yi ngir dakkal law corona gi loolee la ñuy waxtaane ci ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñu am ci jokkoo bi docteur Ousmane Gueye directeur bu service national pour l'éducation et l'information pour la santé docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Ndiaye weneen wàll yi ñoo ngi ci ak docteur Oumar Konaté di secrétaire général adjoint bu association des médecins propriétaires de cliniques privées du Sénégal docteur Oumar Konaté maa ngi lay nuyu. maa ngi di fay Ndiaye. docteur Gueye laaj bi moo di fi corona bi toll ak ni muy lawee ñuy gis bilan yi di gën di compliqué ñiy faatu di gën di yokk am ñu gis ne li war mooy mesure yeeg nañu ca demee woon maanaam taral ko dëgëral ko jël yenn matuwaay yi ba ñu bari sax doon ko jooy gisoon nañu ne moo doonoon saafara ci sa gis-gis wares na ko indiwaat wala ndax dañ fee war a bàyyi li fi nekk seet nu ñu ko gunge ba te bañ a yegg foofu. jërëjëf sëñ Mohamed nga permettre ma rek ma nuyu sama frère et ami docteur Konaté et nuyu aussi sa auditeurs yi ak auditrices yi yëpp. jërëjëf waaw di wax ni mooy li nga wax ni mënuñoo dàq dara. waaw lu ne mën naa am parce que tey jii man dama koy teg rek ci li ñuy wër àdduna gi gis nañu ay réew yoo xam ne à un certain moment foogoon nañu pare woon nañu ak feebar bi. gis ni feebar bi dikkaat na foofu ak doole et dellu siwaat nañ ci mesures yi ñu jëloon loolu tam Sénégal mu waru ko mën a dàq mën naa ne mais fi ñu toll ni li ma mën a wax rek mooy que loolu mën naa ne mais jamono ñu toll ni tolluñu foo xam ne war nañu wax ni déborde nañu de telle sorte que mën nañu dellu siwaat rapidement ci loolu je crois que mën nañu rattraper li ñu ñàkk léegi nii mooy dellu soit ci respect geste barrière yi loolu moom quel que soit alpha tey jii bu ñu ko defoon mën nañoo bañ a àgg ci mesures yi ñuy wax noonu delluwaat ci ay confinement ay couvre-feu ak yooyu mais bu ñu ko deful tey jii li ñu seetlu ni cas positif yi mu ngi yokku transmission communautaire bi mu ngi fi maanaam ñi am doomu jàngoro bi ci biir askan gi te xamuñu fu ñu ko jëlee mu ngi yokku gis nañu aussi ñi ñàkk seen bakkan mu ngi yokku et vraiment
chaque jour bu ñu defee point bi ñu am ci ñaar ñu faatu ñett ba ñeent ba ca juróom vraiment bari na nit ñi war nañu ressaisir wu. mooy maanaam docteur da nga junj ponk bu am solo ma bëgg cee ñëw ak yow pour nga yaatal ci muy mbiri test barrière yi mais may ma rek ma taataan xalaatu docteur Oumar Konaté ci mesures yi des ko war a bàyyi nii docteur Konaté wala ndax des ko war a delloo ca nam nekkee woon tar ngir ñu mën a mucc yow loo gis. waaw jërëjëf monsieur Ndiaye nga permettre man tamit ma nuyu ziar sama mag boobu docteur Ousmane Gueye sama mag bu baax c'est un grand monsieur qui règle beaucoup de problèmes. Donc si dëkk bi di nuyu tamit auditeur u RFM yi donc par rapport ak question bi nga posé waa question bu am solo la de question bu am solo la wante xam nga man par rapport ak question bi fan laay démarrer si tabaski bi bi nit ñi demee dellusiwaat li ñu fi seetlu dem nañu amul benn contrôle nii ci transport yi nii ci lenn transport yi ça s'est fait ci ay conditions yoo xam ne c'était extrêmement grave extrêmement dangereux léegi seetlu nañu tamit nit ñi tàkkatuñu masque gel yi utilisé ñu ko li nga xam ne moom moo doon mesure d'hygiène yi di raxasu wàññeeku na bul sax sonn cas yi ñu ngi augmenté cas grave yi ñu ngi gën a augmenté léegi décès yi par conséquence tamit dañuy augmenté bu ci sama xalaat man lim ci xalaat moom mooy yaakaar naa ne que ne dañu war a delloo. buum ca boy boy. voilà buy bi ci ngooy kay. très bien donc delluwaat ci confinement bi et puis je pense que dinañu loolu war na mun a saafara lu bare. très bien docteur Ousmane Gueye sànq maa ngi koy dégg nga koy junj ci France ci français mooy li ci yëpp daal mbirum responsabilité la waroon nañoo toll foo xamante ne du jar ñuy forcer kenn baa ñuy weñ loxo kenn waaye nit ñi bu ñu defee constat ci li xew gis ne jàngoro jàngi yokkee ci bépp anam ñoom ñoo war a conscientiser seen bopp lu ñu leen di sant ñu jëfe ko laata ñuy yegg ak ñoom ci di weñ seen loxo jëfe gi nag mooy geste barrière yi nga junj sànq. c'est ça xam nga El Hadj Mohamed li nga wax dafa am solo. te waxoon naa ko ci kàllaama français sànq. tey jii bu nit ñi amee seetlu ñu gis li xew bitim réew ñi bu weesoo bitim réew ñu xool li am suñu réew tey jii mooy li ma doon wax noonu cas positif yi démb ñu jógee ci 40 tey ñu ñëw 106 décès yi ñu gis ni ñu ngi plus de 200 décès mooy ñaar téeméer ñu génn àdduna te da nga may permettre rek juum naa maa ngi jégalu waroon naa tàmbali di jaale suñu maître que ñu jàngal professeur Pierre Ndiaye mi génn àdduna yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana bu loolu weesoo wax ni tey jii bu ñu seetloo lépp li am en terme de décès en terme de cas positif transmission communautaire aajuwutoon sax ñiy xalaat ne da war nañoo jël karawaas wala war nañoo jël daan teg ko ci kaw ku tàkkul masque ñëpp waroon jóg am sursaut ne tey jii suñu réew c'est menacé war nañoo góorgóorlu ba Sénégal tey mu mucc ci mbas mi na ñëpp takk masque ku ne individuellement war ngaa jóg rek takk sa masque saa yoo génnee sa kër nga takk sa masque ba ngay dellu soir sa kër mais également waroon nañu continuer di respecter distanciation physique bi maanaam diggante ñaari nit bu ñuy waxtaan di saafonte na mettre dox seen diggante nañu waroon nañu continuer di raxasu tey jii warutoon xaar sax état di jël ay mesures di ko teg suñu kanam parce que ñoo ngi gis ni ñaa ngi ñàkk seen bakkan ñoo ngi gis feebar baa ngi nërmal nit ñi lii dina dem ba faagaagal économie dina dem ba faagaagal société donc je crois que man de mon point de vue tey jii sénégalais yi yëpp waroon nañ nekk place bu ne feebar bi du ma ko am mais bu ma ko amee itam du ma ko wàll kenn donc feebar bi dinañ góorgóorlu ba tey mu tàkk man noonu laa jànge mbir mi mais bu fekkee nag dem nañu ba finalement loolu gis nañu ni nit ñi nanguwuñu ko def là en ce moment je crois que il nous revient en tant qu'autorité ñu jël suñu responsabilité teg nit ñi yenn daan yi wala yenn mesures yoo xam ne dina leen permettre ñu takk masque ñu protéger nit ñi parce que aussi nit doo ne boo ne man du ma protéger sama bopp sa responsabilité la mais warloo exposer sa morom waaw je crois que loolu
c'est fondamental. Très bien docteur Ousmane Gueye maa ngi lay gërëm bu baax ci leeral yeeg waxtaan wi docteur Ousmane Konaté ma jeexal ak yow ñu ñëw ci mbiru gestes barrières yi relâchement moom am na seetlu gi mi ngi fi waaye ndax yaakaaroo ne bala ñuy yegg ci di weñ loxo nit ñi maanaam boo déggee weñ gi nag moo di couvre-feu yeeg confinement beeg état d'urgence beeg yooyu ndax waruñu woon a taxaw ci ñu respecter gestes barrières yi en quoi faisant mooy jël masque def ko muy obligation di leen di leen def doxal communication bi ci ñu góorgóorlu ci raxas loxo yi dante beeg yooyu yaakaaroo ne waruñu woon njëkkee stratégie boobu laata ñu yegg na ci maanaam di weñ loxo nit ñi. c'est vrai dëgg la wax nga dëgg war nañu mun a gën a communiquer gën a sensibiliser nit ñi gën a seet par rapport ak seen comportement naka nañuy def pour xëcc leen pour ñu tegu ci yoon. nit nag si sama abi nit day nite bu fekkee jéem nañ leen xëcc tamit jéem leen teg si yoon jéem a teg affaire yi ni mu war a teguwee te gis na que ne les gens ne respectent pas bu boobaa ñu andi ay daan teg yaakaar naa ne loolu moom mooy solution mais dans un premier temps nañu jéem a sensibiliser nit ñi jéem a communiquer ak ñoom parce que tamit affaire bi métti na trop donc soo jëlee beneen métti teg ko seen kaw bon day xaw a doy waaru donc nañu jéem a daal communiquer yaakaar naa ne war nañ ci mun a jëlee dara daal. kon daal loolu nga gis ne fi ne mooy li fi sës muy dooleel communication bi waaye saxal sensibilisation bi. voilà doxal communication bi saxal sensibilisation bi. docteur Ousmane Omar Konaté maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm bu baax. Merci. Il est secrétaire général adjoint bu association des médecins propriétaires de cliniques privées bu Sénégal. gërëm it docteur Ousmane Gueye directeur bu service national pour l'éducation et l'information pour la santé. gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru dégg bëccëg gi ne woon Mamadou Mamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Aliou Ba ci machine bi service digital soxna Yacine Pouy réalisation Alaaji Ndiogu Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen jëf ci déglu bi mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.